salut à mes internautes de VIP People di amaat mbégte contentement comme ni ma ko taamu di waxee saa su ne di leen dalal seen site bi ngeen taamu di vippeople.net tey nag maa ngi seeti ay ndaanaan ndax su ma nee ndaanaan bëri nañu coow daal wax ju sew daal ci milieu musical bi mu nekk ay rappeurs yu sob bu teyee ñu clash leen bu subaa ñu defaat leneen lu ñu leen doon clashé muy waa Akhlou Brick Paradise man nag tey ñoom laa seet si maa ngi toog ak Ara sama loxo droite dend ak Dayza sama loxo gauche Ara nuyu naa la. asalaamaaleykum VIP people ñu ngi lay fay di nuyu ñëpp ñu ñuy seetaan ci VIP people donc c'est Ara Akhlou Brick yow welcome. Dayza ñu bàyyi la nga nuyu mbokk internet yi. yow salaamaaleykum VIP people salaamaaleykum internet yi nga xamante ni ñu ngi ci scotché wu yëpp c'est Dayza Kala from Akhlou Brick Paradise yëpp sëb. nee naa leen ñoom dañoo lekk coow en fait mais dinañ ci ñëw ci biir mais dama leen di bàyyi rek Ara yow nga présenté wu wax mbokk internet VIP people seen rencontre yéen ñaar nan la demee ba tey ngeen créé groupe Akhlou Brick Paradise di ci def lu leen neex. waaw bon rencontre bi c'était ba ñu nekk ay élèves nekk ay xale man ak moom ñoo bokk école primaire ñoo bokk CM2 lañ bokk. donc yàlla def boobu ba tey ñu nekk di ànd demandoo université demandoo lycée demandoo CM amandoo entrée en sixième defandoo lépp quoi donc c'est depuis bi ñu nekkee xale boobu rabaguñu ba ñuy def CM lañ commencé di foowe rap ba ni ñuy def université ci lañ commencé nag def li nga xamante ni mooy hip hop carrément comme job comme loo xamante ni comme passion aussi waaw donc c'est depuis xale daal. d'accord mais Dayza bi ngeen formé groupe bi boobu ba léegi yéen a ngi def feu au Sénégal macha allah lan leen def. waaw sant yàlla rek gën a kontaan à travers li nga xamante ni moom la ñu séq muy liggéey bi day dem ba au-delà sax di dépasser loolu liggéey kase donc aussi mu nekk fierté mu nekk contentement bu mag a mag di ci santaat yàlla beneen yoon te xam ni bu ko neexoon it mu bañoon ñu ko jox waaye amaana peut-être jox nañu ko jox boobu mu ñu ko jox nag duñ dellu sant ko rek pour mu dolli c'est ça. yéen a ko déggandoo nee naa la ay ndaanan laa dalal tey dara du yomb waaye ñu dugg tuuti rek ci seen album bi nga xam ne jamono ji mu ngi def buzz muy seen 3e album mu tudd Hello World Hello World nag maanaam yéen nan ngeen le nom d'abord pourquoi Hello World. waaw bon Hello World parce que mooy 3e album Akhlou Brick 3e album studio donc Hello World parce que il fallait suñu carrière ni ñuy doxee mooy lan dañu njëkk a def album bu tudd Raise def album bu tudd Alkaati du Bàyyi Dóor après teg si album bu tudd Hello World donc Raise mu ngi signifié loo xamante ni day jóg li nga xamante ni mooy Alkaati du Bàyyi Dóor mooy comme ñun dañ daal def musique ba léegi bàyyeeguñ ñu ngi koy def ñu toll nag foo xamante ni suñu musique dafa war a génn à travers le monde à travers ci nit ku ci nekk muy xeet bu ci nekk après ñu génne benn ñu def album bu tudd Hello World def si ay featuring daanaan yoo xamante ni aussi pour mu gën a lancer affaire bi waaw donc Hello World mooy bonjour le monde donc il le fallait muy suñ 3e album ñu def album boo xamante ni 16 titres muy album bu 16 titres pour képp koo xam ne ak fépp foo mënti nekk nga déglu ko que nga comprendre langue yi kan nga ñàkk ko comprendre aussi nga nekk si diapason musical bi ñu nekk. d'accord ba ma bëggoon a xam seen relation ak artiste mbalaxmaan yi parce que gis nañu ngeen def ci featuring ak pas mal d'artistes li ci mel ni Viviane li ci mel ni Baba Maal moom mu nekk ndaanaan bu mag ñu koy nuyu de passage li ci mel ni Bass Thioung bari na daal maanaam ba ci Queen Biz mi ngeen xam ne moom it seen goro la maa ngi ciy ñëwaat ci kanam yow Ara d'accord donc seen relation ak mbalaxmaan yi. waaw je peux dire que mbalaxmaan yi li ñuy def art la. en même temps aussi ils ont du talent li nga xamante ni moom la ñu am mooy promouvoir musique bi nga xam mooy musique sénégalaise te tey bu ñu waxantee dëgg rek mbalax moom moo ëppoon doole ci au niveau local. li nga xamante ni sénégalais yi ci moom la ñu gën a accroché wu. donc tey jii tamit tey dañu nekk di def ñoom benn affinité boo xamante ni je peux dire que ni ñu ngi demalante ñu ngi dikkalante parce que tey featuring buñ ko waxee kii lañ ko njëkk a defal ci côté mbalax muy Wally Seck. moom lañ ci njëkk a defal featuring après par la suite. waaw moom mooy muy nii la. en même temps aussi ñu daal di def li nga xamante ni moom mooy ay featuring ci suñu album bi mais y a pas mal de mbalax man lu ci mel
mel ni Viviane ak Baba Maal en même temps Queen Biz moom world music je peux dire que lay def parce que tamit day def mbalax comme day def acoustique day def rap et tout donc ci loolu lañ ko xamee moom tamit ñu daal di koy viser pour def ko mais en tout cas pour wax la ni la artiste yi nga xamante ni moom mooy artiste mbalaxmaan sénégalais yi nekkut lenn lu dul tamit demalante bu rafet ak dikkalante bu rafet gis ni li ñuy def tamit mën na adéquat tamit ak li ñuy def ñu ne pourquoi pas ñu essayer ko faire goûter ko public bi comme ça ñu door ci am li nga xamante ni moom mooy satisfaction ba ci Bass Thioung égérie de marque moo ñu boole ñun moom mu nekk un gars tellement sympa tellement disponible mu nekkoon li nga xamante ni mooy Nescafé woo ñu nekkoon ay ambassadeur am tey jii ci benn mission boo xamante ni moom lañ doon def pour defal ko promotion bu mag a mag donc ñu def son bi réussir sénégalais yëpp bëgg ko. ba tey Thioung tamit juróon na coow lu bari lu ci bari ay rappeurs yu bari génnoon ci ne yéen doo leen faral di def rap hardcore kenn xamul da ngeen di rap kenn xamul da ngeen di mbalax kenn xamul aussi da ngeen di afrobeat donc mu jiwoon benn polémique boo xam ne jéggi woon na dayoo lool ci mim réew yoo lan nga ci mën a xaaral. waaw bon li ma siy wax yomb na parce que Akhlou Brick tënkul boppam tu vois ku tënk boppam rek mooy wax lii laa mën. vous êtes polyvalent quoi voilà kay donc ku tënk boppam moo naan lii laa mën mënuma lii te nit tamit da ngay war a gëm yàlla bu la yàlla mayee lii nga mën waa nga jàpp ci rek xam ne loolu nga mën bu yàlla mayee keneen mu mën leneen ak leneen parce que on a vu un talent pur de Youssou Ndour boo xamante ni il a fait un album reggae un album acoustique un album boo xamante ni il l'a fait avec pas mal d'artistes donc bu fekkee benn artiste planétaire moom mën loolu yëpp nga gis ay yeneen artistes yu ko mën ñoo xam dañuy def lépp mën lépp donc boo mënee lépp waroo tënk sa bopp Akhlou Brick moom lu ko neex lay def te lu mu mën fu ne rek mën na ko wane. seen lima bi. li ma lay wax mooy des fois aussi il faut nga xam ñan ñooñu clash ak ñan ñooñu clashul parce que baneeruñ ne clash am na mais dafa am ñoo xam ne dañu clash boo leen tuddoon tey jii danaa la nangul nañu kii di dégg naa clash na ma mais bon am na noo yoo xamante ni boo ko cité je vais vous dire pardon madame mais ñooñu laaluñ ñu quoi donc pour dire que ni laal bi du ñàkk ñun tamit ay artistes la on est très open donc ñun dañuy def suñuy sound def ay pic am artistes yu ko jël ne ñoom ñoo ko moom mais Akhlou Brick doo ko mës a dégg mu tudd Samba wala Paate di la clash parce que amul temps boobu tu vois bés bu ma demee ba dugg studio war a tal benn artiste ma xam ne man mënatuma musique parce que bu ma naree tal kenn kese te ma war a tal àdduna bi yëpp donc je passe temps donc li ma lay wax nag mooy bal bu jóge fële moom daal si ñun comme ça waaye lim la wax rek matt yoo la dañ naa ko taaj après avancé. that's right. tout récemment rek yaa ngi takk sœuram donc relation boobu lan la. waaw relation de famille la maintenant c'est une famille donc kii suñu sister la Deyza ak man yëpp donc boo ñu fekkoon fii doo sax rendre compte lan lañ bokk wala luñ bokkul donc relation de famille la ñu ngi koy nuyu de passage sama yaay jooju parce que dafa yor sama turu yaay su ma ko gisee loolu la ñuy mbalagante donc voilà quoi dépassé nañ léegi affaire de niveau artistique donc affaire de famille d'accord yéen a ko déggandoo mbokk internet VIP People yow Deyza dafa am loo ci dolli ci question boobu relation Queen. non il a tout dit Queen suñu sœur la suñu goro la donc moom tam ñu ngi koy shout-out de passage di ko wax ni na jàpp rek fi mu jàpp foofu la mu ngi nice ren aussi gis nañu awards yi mu gagné yu bëree bëri ñu ngi ko ci félicité de passage di ko wax ni ko àdduna noonu la di nga dégg déedéet di nga dégg waaw mais aussi na nga xam yow li nga bëgg xam li nga gëm rek incha allah yàlla na la si jàppale yëpp. yéen a koy clip ak son yi ñan ñoo koy liggéey ñan ñoo koy travail parce que yéen Akhlou Brick Paradise quoi qu'on puisse dire xam nañ ne seeni clip day set seeni son aussi ku ko déglu xam ne ñii liggéey nañ kook doole. bon travail d'équipe la je vais même pas dire man Ara Deyza weesu na sax Ara ay Deyza donc travail d'équipe la mooy lan mooy am na ingénieur bu nekk ci ginnaaw am na beatmaker bu nekk ci ginnaaw am na ay rappeurs yu bind yu nekk ci ginnaaw ñun ñooy bind des fois ñu ay mélodie dox suñu bopp ñu woo ku ci mel ni Babs Beat Passa Beat Omzo Beat ñu leen di shout-out Lifsa Wizard ñu nekk ay beatmaker yoo xam ne dañuy ñëw tamit topp ci affaire bi defar ko ba mu nice buñ paree foofu génne ko jox ko ki nga xamante ni mooy Max Mix mu jël ko xam nga defar ay affaire xam nga mixé ko xam nga is ñëw dugal mélodie yi affaire yi nice donc travail d'équipe la sound bu ci nekk ak tamit beatmaker bi ko liggéey ñun bu ñëwee génne suñu xalaat gars yi ñëw sot ko affaire bi nice ñu shout-out Max Mix de QGS Record moo nga xam ne mooy mixé sound yi that's like. seen clip yi ñaata xaalis ngeen ciy frais ndax
da ngay seetaan toog di seet jàkkaarloog waa Akhlou Brick mel ni yaa ngi États-Unis quoi daf mel ni benn ay rapport américain nga toog jàkkaarloog ñoom seeni clip ak seeni son millions yi ngeen ciy investir laa bëgg a xam ñaata lay toll. waaw amin ba mu wax amin waaye damay wax ni rek vidéo yi nu mu mën a rafetee rek boo seetloo suñuy vidéo Wanted rek la ñuy bind ci biir directed by Wanted donc mu nekk koo xamante ni suñu producteur la woon depuis 2014 la ñu produire suñ premier album te suñ deuxième album bàyyiwu si loxoom suñ troisième album bàyyiwu si loxoom lépp lu ñu war a def loo xamante ni ñu ngi koy def pour muy génn aussi loxoom da ciy dugg à tout moment dafa dem ba nekkatul une action de une affaire de comment dirais-je professionnalisme mais plutôt affaire de frère lay doon affaire de famille donc Wanted nekk koo xamante ni à tout moment dafay jàpp ci affaire yi muy nice donc lépp loo gis loo xamante ni vidéo bu amee éclat vidéo bu rafetee bu amee des nombres de vues et tout c'est grâce à Wanted donc aussi ñu koy shout out de passage di ko remercier ci jéego yooyu noonu mu def bu baax a baax. clip bi ngeen tourné ak Wally nii la fan ngeen ko tourné Sénégal wala. waaw Sénégal lañ ko tourné ñu ngi ko tourné fële di comment dirais-je Somone ñu ngi ko fa tourné avec Hawside aussi di remercier déplacement wu Wally le fait que mu jóge ba Dakar ñëw partager ak ñun li nga xamante ni moom mooy clip bi on l'a fait dans l'ambiance boo xamante ni nii dans une ambiance boo xamante ni mooy loolu c'était ouf ñëpp ñëw nañ participer affaire bi nice donc mu nekk vidéo boo xamante ni tey jii je peux dire que presque war na toll ci 8 millions de vues donc mu nekk vidéo bu nice boo xamante ni sénégalais yëpp gis nañ ci seen bopp sénégalais yëpp apprécier nañ. nii la moom mënatoo leen. dëgg la mooy loolu oui son la boo xamante ni c'était purement réfléchi en même temps aussi ki tëgg beat bi nekk Ismaïla Talla rakku Fumala is 814 ñu koy shout out de passage parce que benn weeru koor lañ fa dem toog waxtaan ak moom créer affaire bi def affaire bu nice boo xamante ni donc keroog bi ñu demee ba trouver comment dire sonorité bi on a été tout le monde ñun ñëpp dañu kontaan ci affaire boobu noonu léegi après par la suite si la ñu demaatee ci Max Mix woo percussionniste yi woo li nga xamante ni mooy Papis bu PMP mu ñëw teg ci ay daaj affaire bi nice avec des cajon et tout donc affaire bi dem ba nga xamante ne nii mélodie bi nice na trop Arafat dem chez Wally mu daal di prise par thème affaire bi rafet donc aussi que c'était la première fois ñu daal di def featuring ak Mbalaxman donc ñu ne cette fois-ci on va faire que dañuy def tout ba si suñu yoon bi ñu nekk directive bi nga xam moom mooy suñu direction artistique duñ ko wàcc mu nekk la hip hop en même temps aussi Wally bu mu wàcc yoonam mu nekk la mbalax donc kenn ku ci nekk ñu nangul ko li nga man donc affaire bi nekk loo xamante ni lu nice la dëgg wala ku waxal yàlla xam ne néew na ci rappeurs yi comme à part Dip du moins voilà donc yéen lan mooy secret bi en fait envers vos fans. waaw bon sant yàlla loolu moom nee nañ képp ku yàlla may da nga koy sant ñu ngi sant yàlla moom mooy ndeyu lépp bu ñu jugee foofu aussi ñu sant suñu liggéey muy nga xamante ni li ñuy wax rek secret artiste job la du leneen amul beneen secret boo xamante ni nekkul ci liggéey bu yàlla gërëmee rek li si des yëpp sa coobare la yow yaay jóg parce que yàlla bay sa tool nga jóg nga liggéey nga jóg nga gëm sa bopp nga jóg nga farataal tamit li ngay def nga xam ni bu la job fayul booy feebar di ket so loolu moo nekk secret bi te aussi ak tamit àndandoo bi nga xamante ni Dayza ak Ara yëgante bi gëmante bi bëggante bi ak nangoo ànd job ci benn affaire nangulante bi loolu yëpp aussi dafay def li ñuy def parce que bu doon Ara kese mën na am du ko am bu doon Dayza kese mën na am du ko am donc à part liggéey bi à part loolu yëpp tamit ànd bi si la taa nag Dayza moom it comme que Ara moom jamono ji génn na ci groupe célibataire yi waaye moom mu ngi ci des ba léegi Dayza yow lan ngay xaar man desuma ci de tudduma célibataire man futur marié laa tudd man je suis le futur marié. mais duggagoo. non mais terewul du ma moom garaadam gën na la yéeg mais du ma célibataire man futur marié laa tudd. yéen a bokk école mais jamono ji raw na la classe. waaw loolu birig loolu ragaluñ ko ñun coolu donc je peux dire que maa ngi koy ciy félicité. nit yu bari loolu lañ doon yaakaar que Dayza mooy njëkk a takk jabar Ara mais xam nga rek man moom damay xam ba ca. xanaa da nga gënoon sopp moo tax ñu yaakaaroon ne yaa njëkk a takk moom parce que je suis là su ma xoolee sama image dañ naan il est le plus pieux genre dafa kii dafa laa donc aussi ma noppi rek xam ni bon peut-être que ni musique moo laaj nu di mel tax Arafat affiché woon loolu man ma affiché leneen donc aussi di wax ni xolam dafa responsable yor na jikko boo xam jikko bu responsable la jikko bu mature donc soo ko xoolee nii da ngay foog ni
oui le gars c'est un blowman mais Arafat je peux te dire que man ak moom depuis 2007 lañ gëj a teg suñ tànk boîte boobu ñu ngi def 3e secondaire ci boîte yi nga gis nii boîte de nuit wala yenn affaires yi nii plage kazalika pour dem na dañuy dem plage pour non parce que dafa am nit ku nekk rek ak li nga xamante ni moom nga gëm ak moom nga bëgg ak fi nga nga xamante ni moom nga yaakaar pour àgg moo tax la majeure partie doo ñu gis ñuy taxawaalu ci yenn boîte yi wala yenn xew-xew yu bare bu dul suñu liggéey doo ñu gis ci affaire yoo xamante ni affaire yu ñàkk fayda la donc aussi mu nekk koo xamante ni aussi un gars que je respecte beaucoup ma koy féliciter ci li nga xamante ni moom mooy li mu def muy am soxna te xam ni yàlla lii la dogal aussi ñun ñuy ñaan yàlla aussi que ni mu gaaw may ñu li nga xamante ni moom tam mooy soxna parce que sonn naa trop ñu ngi may clash ñu ngi may wax lu nekk quoi mais graaw yàgg na mais maa ngi muñ mais tamit mbaxalu xeer la léegi rek ma ñëw fekk si ko ñun ñaar ñu nduroo kese VIPinfo.net 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 Votre nouveau portail pour découvrir toute l'actualité VIP partout dans le monde. En politique, économique, culture, santé, sport, religion, faits divers, musique, people. Confiez vos reportages et événements à VIPinfo.net, le #1 des grands événements. Vous pouvez télécharger l'application sur Play Store et rejoignez-nous sur Facebook en mettant juste VIP Info et YouTube VIP TV. Pour vos pubs, appelez-nous. Plus besoin d'avoir des soucis sur l'actualité qui se passe all around the world. Votre site généraliste est enfin arrivé. Ici, l'actualité est VIP.